asalaamualeykum ñoo ngi dellu siwaat di leen ziar ñoo ngi ñaan ku fekkee son bi yéen a ngi koy dégg bu baax bu fekkee son bi mi ngi jàll ñu confirmel ma ko bala may commencer j'évite de parler dans le vide donc kuy dégg son bi rek nga confirmer ma par un petit message que le son est bon. Confirmez-moi le son s'il vous plaît pour que je puisse démarrer le live. Donc un live voilà spécial, un live peut-être sensible même, on dirait. Voilà joxe suñu xalaat tuuti ak un peu d'alerte comme on a l'habitude de le faire sur polémique yi nga xamante ni si mi ngi am Sénégal ci fan yi ci diggante tarixa yi bu ñuy paree aussi wax tuuti rek ci mbiru politique particulièrement sur le cas Bougazeli. Voilà, David, mon ami, mon frère, maa ngi lay ziar. David, tu m'entends bien ou pas? Est-ce que vous entendez le son? David, confirme-moi, est-ce que le son est bon? Bon, je crois que Binta Siro a dit yep, donc je crois que ça passe bien. Bon, donc voilà, ñu ñëw nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen ñaanal aussi une bonne fin de semaine et un bon début de semaine prochaine. Donc ñu war a ñëw sànni suñu kàddu comme on a l'habitude de le faire et alerter un peu ci problème yi nga xamante ni mi ngi am Sénégal muy ci wàllu politique muy ci wàllu religion wàllu société bi kem lu ñu xam kem lu ñu mën a apporter comme pierre ci édifice bi ngir maintenir la cohésion sociale au Sénégal maintenir jàmm Sénégal maintenir fa salaam ndax jàpp nañu ni lépp loo nga xamante ni jàmm amu fa rek du am njëriñ ca lu dul jàmm moo ko gën. ñu def benn constat ci fan yi ñu génn d'ailleurs yàgg na mais dafa gën a tar ci fan yi polémique entre tarixa yi bari lool te waxoon nañu leen ni ñi nga xamante ni dañoo jóg ngir tasaare réew yi yàq dunduk doomu aadama yi soppi li ko daanaka dundinu bàyyi ma mooy jungle ñu réussir ko ci yenn pays yi loolu yépp pour déstabiliser Afrique moom lañ ci jublu ngir mën a jëfandikoo seeni ressources parce que réew yi nga xamante ni tey moom lañ tuddee réew développé yi amatuñu benn ressource boo nga xamante ni mën nañ ko jëlee ci seen suuf ngir jariñoo ko loolu yàlla def na ni Afrique moo ko dese donc seen stratégie actuellement mooy réew moo nga xamante ni am nga ay ressources naturelles li ñu tuddee ressources naturelles mooy koom buy jóge ci sa biir suuf ñu war cee mën a dund mooy réew yooyu loola bu ñu ko tal nañ leen orienté ci leneen politique bi loolu la ba bu ñu tal loolu nga xamante ni mooy seen ay ressources ba bu ñu nekkee ci musiba nekk ci fitna ñu mën a ñëw dugg ci réew yooyu root la nga xamante ni si mooy seen ay ressources ñoom dem jariñoo ko ndax bala nga ni naam ne fa donc loolu ñu war ci yeewu tey xool ñi nga xamante ni xam nañu njariñu réseaux sociaux yi ba buñ ciy jaar di wax lu amal njariñ nit ñi ñu leen déglu di tasaare loolu te bañ a jël privilégié musiba yi nga xamante ni mu ngi génn ci réseaux sociaux yi wala fitna yi nga xamante ni ñu ngi ko fay jaarale di ko tasaare ñëpp di ci jot kenn ku nekk jóg defe ni yow yaa xam wala yow yaa war di wax sa lu la neex loo nga xam ne mën naa taal am réew te du jëm fenn
donc ñuy ñëw wax tuuti ci polémique yi nga xamante ni bëri na fan yi te li ci gën a fës ci entre murid ak tijaan yi la muy buntu boo nga xamante ni xawma yeneen réew yi waaye buntu la boo nga xamante ni Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum yàlla na yàlla dolli ko ay leer waxoon na ko ni bis bu murid ak tijaan gàddoonte ay yat mooy Sénégal tas na. donc ñi bëgg loolu aussi xam nañu ni loolu point fort la bu mën a tas Sénégal mu mel ni piège boobu ñu ngi ciy bëgg a tàbbi ndax xam nañu ñunu murit ni ñu jàppe Cheikhul Khadim Serigne Touba ak ni ñu ko fonke ba ku jóg wax ca naka sudul noona daanaka bu ñu teeyul du ñu ànd ak sago bu ñuy jóg di tontu wala bu ñuy jóg di régler loolu. man toog naa presque plus d'une semaine chaque jour ma bëgg ci waxtaan waaye xëy na nekkuma woon ci disposition yoo nga xamante ni mënoon naa ci waxe ak dal mënoon naa ci waxe ak xel bala ma doon jiital xol bi loolu moo waraloon ma toog boobu ba léegi mënuma ci woon wax. dama jàpp ni nag lépp loo nga xamante ni mi ngi am Sénégal man am naa ca wàll ak fu ma mën di nekk dinaa ci àddu dinaa ci joxe sama xalaat. donc ñi nga xamante ni si dañu nekk sëriñ si d'abord war nañoo weesala suñu bopp jàppe leen ay mbër. tarixa yi tamit ñu weesala suñu bopp jàppe leen politique te dafa mel ni politique lañ ko bëgg a jàppe. lu tax ma wax politique mooy kenn ku nekk ki nga faral nga jàpp ni da ngaa war a yëkkati lu baaxam di ko wone, ka nga faralul nga jàpp ni da ngaa war a génne naka sudul noonam di ko wone, mbaa boo ko xamut sax nga dem inventé ko pour génne ko, wala nga suufeel la nga xamante ni si moom la doon def di ko neenal di ko dëkkale neneen di ko tuddale neneen loo nga xamante ni fiiraange wala bëgg a yàq rek moom moo tax nga koy wax. ndax ñaari yëf boo ko xamee mooy ak coxor da cay rax ba tax ak iñaan nga cay wax naka sudul noona mbaa nga umpale ko. defe naa ni nag lekkuk jàmbur bu ca sa biir dee daw waane weesuwu ko, ndax li nga xamante ni yow bokkoo ca gëmoo ko nekkoo ca war ngaa mën a caa téye sa njàmbur ba tax doo ca wax naka sudul noona. bu fekkente ni dangaa toog woo nit ñi ni da ngay gàmmu di màggal sangu-sangu yi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, moo xam côté murit la moo xam côté tijaan la, defe naa ni la Sëriñ Tuubaa wax di ko tagge yonent bi muy lu baax muy lu rafet, jël loola comme exemple day duufale ko sa gàmmu moom moo gën a yellu gën a yanu maanaa gën a maye jàmm tamit ngay jéem a yëkkati sa kilifa ba tax ngay dem di ci kilifa ak jàmbur di ko fa waxal naka su dul noonu, mbaa ngay inventé xisa boo nga xamante ni amul fenn foo soloo dayoo ba di ko génne di ko wax ba ñooña seeni xol di sa jóg ba tax ñoom it ñuy jóg di jéggi di wax ci yow ba waxaale sa kilifa. kon ñu war a delloo si waat xel yi. gone yi nga xamante ni tamit bërki démboo njaay lañ fi muy sama classe gii nga xam ni waay jur wu toog ci xilaafa wala way jur wu toog ci benn position moo leen may droit pour ñuy wax, waaye du xam-xam du leneen, mooy ba ñu leen jàngloo alxuraan daanaka eggalewuñu seenum njàng, ba ñu leen dugalee école français tamit yàlla xam na ni ndeer lañ doon jël, ñoo doon féete ginnaaw tout le temps ba seenum njàng demul fenn. ñu xëy seen waajur nekk ab xalifa wala leneen tax ñu bëgg a jël la parole ni dañuy wax, ñooñu musiba dong la ñuy wax. J'espère que seen kilifa yooyu dinañ jël les dispositions nécessaires pour les redresser et pour les mettre les points sur les i et pour les faire revenir à la raison. maanaam tegaat leen ci yoon, noppiloo leen bala ñuy wax lu taal Sénégal. Sénégal nag bis bu ngeen waxee ba indi fa fitna dereti bopp moom du mooy ay wagg. képp koo nga xamante ni si ñun ñi ciy wax day di ci sonn di ci génne suñuy kàddu am maa ñoo cay gën a tuutile. donc ñu attirer attention wu ñiy wax ak ñiy tontu ñu dem koo defee xam-xam
ca jéem koo defee ab yar jéem koo defee respect mutuel te ñu bàyyi tooñ gi. tooñ baaxul, kilifa jàmbur kenn du ko dem pas-pasu jàmbur kenn du ca dem di ca wax loo xamul. képp koo nga xamante ni si Sénégal da ngay wax am na loo nga xamante ni si boo ko tuddee rek man danaa daldi ni sama kilifa ngay wax. Sénégal ku fa tudd julli cim ndox mbaa kiraama cim ndox par A ou B on l'oriente vers Serigne Touba ak yeneen yu baree bari. dafa am attribut yoo nga xamante ni si moom la ko yàlla jagleel. Sénégal sëriñ sa bari na lool waaye boo taxawoon ni sëriñ bu mag bi ñëpp Touba lañ la jëmale. ak yeneen sëriñ sa bari nañu lool waaye boo taxawoon ni bone carré bi ñu daal lay orienté Tivaouane. donc qualificatif yooyu nga xamante ni suñu boroom moo leen ko jagleel ba ñu tuddee leen ko kenn ku am respect waroo cee jaar di ca teg naka sudul noonu. tooñ gi nag bu ma ko waxee waxuma ci côté Tidiane waxuma ci côté Mouride ñëpp laa wax parce que ñun Mouride yi tamit suñu waxtaan yàgg naa déborder qu'on le veuille ou non. daan nañ fi dégg ñuy waxtaan naan diw jébbalu na Sëñ Tuubaa dem fekk kilifa gu mag nga ñëw taxaw wax xisa boo nga xamante ni dayoo woo ko fenn tamit jël kilifa jàmbur ni jébbalu na Sëñ Tuubaa wax na ko nangam ak nangam. manee sut tamit nag waxtaan wax dëgg ca la. bu ñu nee diw dafa bind ci Serigne Touba wax lu baax ci moom nga ni ëskay diw moomee di kilifa ak jàmbur bis bu ñooña jógee tamit ni Serigne Touba waxoon na nangam ci suñu kilifa muy wax ju baax nga ne loolu du dëgg Serigne Touba waxu ko. te yow it mi koy weddi daan nga wax ni kilifa kële waxoon na nangam ci Serigne Touba. kenn ku nekk ki nga gëm man mii di wax ak yéen jàpp naa ni Serigne Touba kenn du moom. jàpp naa ni tamit lépp loo nga xamante ni si lu Serigne Touba yorut la soxlawul ma koy wuti feneen parce que defe naa ni lépp lu baax Serigne Touba am na ko waaye danu nangu ni keneen ki nekk feneen tamit kooku it loolu la gëm ci kilifaam googu. kon nañu bàyyi Serigne Touba muy Serigne Touba seeni waxi wàllu yu la dañ leen koo daxañal kenn waru koo laqar ci parce que nag bu caaxaan jeexee dëgg des ku ñu ko expliqué wut xamoo ca dara. la ñuy wax ak la ñuy bind ba ñu koy wax ak bind mag ñaa ngi fi woon te weddi wuñu ko woon. musu leen a gis fu Serigne Touba bind di weddi mbindi Alaaji Malick musu leen a gis fu Seydi Hadji Malick bind di weddi mbindi Serigne Touba. ak lu mbind ma rëy lu wax ja rëy musu leen a dégg kenn ci ñoom ko weddi morom ji benn bind buñ leen mën a won ni leen Alaaji Malick si moo ko bindoon ngir weddi waxi Serigne Touba wala Serigne Touba moo bindoon lii pour weddi waxi Alaaji Malick si kenn mënu koo gis kenn mënu koo wone. kon nañu tey nañu yaru nañu dox ci jàmm moo ëpp solo lii ñuy def. beneen bi ci topp mooy muy kër Serigne Touba muy kër Seydi Hadji Malick yàgg naa ko wax dinaa ko répété waat ñun ñi ci topp di wax ak di ci diiwaan suñuy poos dong nga tax ñu koy def ak bëgg suñu bopp mais defuñu ko ngir ñoom. Serigne Touba bu amuloon benn murit bu jëbbalu ci moom du ko teree nekk sëñ Bamba du ko teree nekk li mu doon ci yàlla du ko teree am li mu am ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. kon képp ku dem ànd ak moom sa bopp nga ànd ak moom. Serigne Mbaye Sarr waxoon na ko. Serigne Mbaye Sarr mës naa am tuut tànk ñëw di ko tàggu ngir tudd sëñ Touba daf ko ni demal nga tuddee ko Babacar ka nga gën a bëgg. Serigne Mbaye Sarr dem jël doom ja tuddee ko boppam. ba mu dellusee di ko xamal ku tedd ki ana kooku duppee mu ni ko Babacar mu ni ko da nga ko tuddee Aboubacrin Sadiq mu ne ko déedéet Mbàkke sama bopp laa ko tuddee. Serigne Touba daf ko ni waaw Babacar loolu moom nu mu mën a nu mu demee mu ni ko Mbàkke yaa ma ni tuddee ko ki ma gën a bëgg te Mbàkke sama bopp dong nga ma fi bàyyi. bu fekkonte ni si xam leer na ma ni maa la raw doo ma gis fii. te loolu sëñ Mbaye Sarr waxoon moo nekk ci ñëpp képp ku fi sukk ci kanam kenn da nga faa bëgge baaxe da nga faa bëgge dara àdduna mbaa alaxira moo la fa bàyyi waaye du da ngaa bëgg nit ka dëgg ñu ci bari laa wax nag. am na nag ñoo nga xamante ni tey fi ñu toll ci Serigne Touba mooy wutuñu ca àjjana ragaluñ ca sawara ne ko maam Cheikh Ibra waxe woon
bu sëñ Tuubaa bere woon toog feneen yomal xiyaam bu leen yàlla joxee seen choix bopp dañuy dem fekk sëñ Tuubaa fa mu nekk waaye du ñu dem di dugg àjjana. ñooñu nag ñu néew lañ ci. donc muy sëriñ Tuubaa muy Seydi Hadji Malick ñun amu ci kenn ku leen yokkal lenn, amu ci kenn ku leen jàppale ci lenn. te ba ñu fay nekk muy Cheikhul Khadim, le fait que tubaab yi jël ko yóbbu yéen war ngeen cee am njàngat mu positif que ngeen di ko ŋàññi. le fait que mu julli ci géej ga war ngeen cee am njàngat mu positif au lieu que ngeen koy ŋàññi. le fait que Seydi Hadji Malick tamit doon topp àll bi di sanc ay dëkk di defar ay zawiya war ngeen ci jàngat. ndax tey bu fekkonte ni ñun siis gi ñuy wone ak bëgg accaparer yëf yi kenn ku nekk jàpp ni sa mbër kese la, bu fekkoon noonu la ko yàlla doxale kon tubaab bi réussir li mu bëggoon réussir Sénégal. parce que Serigne Touba ba muy defar fële El Hadji Malick nga feneen di def leneen, Maam Limaamu nga feneen di def leneen. looloo waral tey Sénégal jullit majoritaire fa. mais kon su fekkoon te ni si ñi nekk tijaan tey bañ sëñ Touba di liggéey ngir yoonu murit ak a defar yoonu murit, ñii nekk tijaan tey topp Seydi Hadji Malick gis ñu woon Seydi Hadji Malick, ñoom leneen lu ñuy doon. bu xaaj ba demee nekki murit tamit dina ci am xaaj boo nga xamante ne leneen la ñuy doon, mën naa am sax duñ doon jullit. bu fekkoon Maam Limaamu nekkul Sénégal feeñu fa kon ñi nekk Laayeen tey mën naa am quelque ñoo ci dem nekk tijaan, quelque dem nekk ci murit, ñeneen ña dem nekk leneen, mën naa am duñ doon jullit. Baye Niass bi moom tamit liggéey bi mu liggéey bu fekkonte ni def ko ña ànd ak Baye Niass tey doon ay jullit di tuddoo rasulullahi lan la ñuy doon. kon ni yàlla wàccee ñooñu wàccee ndoo leen à la même époque au Sénégal, c'est parce que yàlla dafa bëgg Sénégal. looloo waral jullit nekk fa majorité aujourd'hui. kon njàngat mu positif lañu war a jàng ci diversité boobu ñu am Sénégal, sant ci yàlla, ànd juboo wut benn ennemi bi nga xamante ni moom la yàlla wax ni mooy seen ennemi muy seytaane iblis, ñu jéem a xeex ak moom te bàyyi rayante beeg gaaruwante beeg. ku ci wax dara ci sa sëriñ sax bala ngaa am jàmm dangaa gaaruwaale beneen sëriñ. loolu fan la tege? du xam-xam, du sagesse, du diine. il faut que l'on revienne sur terre. ñi nekk ci télévision yi di wax, ñi nekk ci Facebook bi di wax, ñi nekk ci YouTube bi di wax, ñuy tourner la langue 10 000 fois avant de sortir et de parler. wax ak mbooloo dafa yombul. donc loolu foofu lañ ci yam, ñu jàll ci beneen fànn di attirer attention nit ñi, di vraiment ñaan yàlla mu def jàmm Sénégal te ñu bañ a tàbbi ci piège u rayante, xeexante, xasante, xulonte. amul benn njariñ. ndabul yàlla la, kenn ku nekk mën nga cee lekk ba suur dem te doo posene sa moroom. ku nekk li sa biir attan dong nga ciy jëfandikoo. nañu revenir sur terre te moytu gàmmo yi, ñi xëy suba teel jàngoo bari woo xam-xam defoo dara nga jëru micro da ngay wax musiba dong ngay nar a wax. ñu ci bari dañuy wax sax di contredire seen baay ba leen jur te duñ ko yëg ndax ñàkk xam-xam. Sénégalais yi tamit ils doivent revenir sur terre. Le bon sens est la chose du monde la mieux partagée et c'est la faculté de distinguer le vrai du faux. man duma topp nit nga may wax tey loo nga xamante ni bu subaa nga waxaat ma contradiction yi may continuer di la topp. ce n'est pas de la politique, affaire religion la. politique sax su ma la toppee nga may wax lu incohérent tout le temps ma bala dem ber sama yoonu bopp. soyons sérieux. ak parloo dina tax ba ñu topp kilifa goo nga xamante ni bis bu nekk mu wax leen loo nga xam ne boo ko saytoo bu ginnaaw subaa mu nekk lu dul dëgg, lu teguwul fenn, foo ko làmb doo ko daj, nga continuer di topp kilifa googu ndax parloo. ndax lan? dangaa contre Ibrahima Diop te moom bokkul fii, donc su ma àndee kii moom xolam day bon, xaaral ma continuer ci. yow sa bopp moo la war a gënal ñëpp. sa bopp moo la war a gënal ñëpp. nañu xool suñu réew mi lu koy jëme kanam moo gën. Serigne Touba niñ ciy jariñoo ak El Hadji Malick niñ ciy jariñoo jarul toog ci télé di wax ak leneen. képp kenn ku nekk boo toogee ci sa néeg xam nga lu baax, xam nga lu bon. soo jàngee tuuti xam nga ñoom la ñu wax, xam nga fa ñu lay woo. boo nekkee ci loolu xam nga ko, boo ci nekkul xam nga ko. c'est pas la peine de vouloir
que les gens disent que tu es bon ou tu es mauvais. Parce que boo baaxee sa bopp nga baaxal soo bonee sa bopp nga bonal bàkkaar ku ko def kenn du ko bindal doom ji la jur sax ji nga jur sax kenn du ko bindal sa ndey kenn du ko bindal sa baay yow lañ koy bindal mbaa ñu baal la ko donc ça ne regarde personne. soxlawul nag ñu bëgg a jël kilifa diine yi bëgg leen def ay mbëri làmb kenn ku nekk di yëkkati sa kilifa di xas kilifa keneen bay yee fitna ci Sénégal amul benn njëriñ. ñi ñuy tudde kilifa tamit nag ñuy attirer waat seen attention yàgg nañ leen wax ni leen yàlla dafa def ñuy liggéey ci système d'information nekk ay administrateur système di dugg tout le temps ci ay serveur ci wàllu communication ak yëpp léeg-léeg ñu dajeek yoo nga xamante ni si wax dëgg yàlla dafay metti dafay luy lor lay doon ca di lor njaboot gi loolu kilifa yi dimbali ñu ci muy nouvelle technologie yi fi mu toll nii kilifa yu bari yu ñuy tudde ay kilifa yu mag nañ ci xoolaat seen bopp yedduñu kenn nag mais dinañu jàngale dinañ alerter dinañ wax lu ñu xam ay kilifaa ngi toog ñu leen di woowe ay kilifa ñuy nekk di wax ci yoon yi muy yoonu murit muy yoonu feneen ñu leen di déglu fonk leen lool ñuy nekk fa ñu nekk di nekk ci naka sudul noonu yu doyee di ci communication yi ak xale yu jigéen yi ak leneen di échanger ay information yoo nga xamante ni ci xale yaa ngi koy denc di ko génne di ko tasaare ba mën a tukkal àdduna ci yu mel noonu kilifa yooyu nañu xoolaat seen bopp mënoo toog di tuddoo Cheikhul Khadim di wax nit ñi di daanu di def yëpp alors que soo heure boo wéetee yaa ngi ci loo nga xamante ni si nag sudul noonu la boo wéetee di ko def sax suñu yoon nekku ca nag wante di ko def ba pare di ko génn di nekk ci réseaux sociaux yi di ci communiquer ak ay ñoo nga xamante ni si maîtriser woo leen ñu koy génn di la weer te ñu nga nekk kilifa ak jàmbur mbaa kilifa ak mbooloo loolu tamit dafa metti na ci kilifa yi xoolaat seen bopp te am na ci yoo nga xamante ni su baree coow lay bari rek mais respect dootul amati ci benn yoon am na ñuy xëtt yooni murit ak yoonu leneen di fa wax naka sudul noona di fa def naka sudul noona te ñàkk a wekk mbaa ñu ñàkk a respecté kilifa ya fa nekk rek parce que am na lu ñu xam ci ñoom loo nga xamante ni mënuñoo wax ba ñu dégg leen faale wuñu leen sax donc que l'on revienne sur terre te ñu xam ni réew mi ñoo ko bokk jàmm rek moo fa xaj te dafa mel ni ñi nekk ci biir tarixa yi am ak jàmm ñi nga xamante ni duñu ay jullit sax daa mel ni moo leen gën a yomb am ak jàmm ñi nga xamante ni ñoom lañ bokkal njullit gi nañuy xalaat te delloo si xel yi di jégalu bu baax ci kàddu yooyu di ñaan yàlla jàmm am Sénégal di ko ñaanal ñëpp di ñaan yàlla defal ñu jàmm ñun tamit leneen li ci topp nag mbiru politique la du gudd waaye dinañ ci wax tuuti parce que tamit Sénégal ñun ñoo ko bokk mënuñu continuer di am une justice boo nga xamante ni toujours ni ma koy waxee justice à double vitesse kumba am ndey kumba amul baay kumba amul ndey gis nañu bërki démb ñu accuser nit muy un député Bougazeli ci port de faux billets loolu du moom moo ko njëkkee Sénégal am na fa amati fa bi mu fa amee ci ki mu amoon muy le chanteur Thione Seck ku ne xam na gis na ni ci yoon doxe après une accusation normalement su fekkente ni si enquête ubbi nañu ko sur ça ñu arrêté waa ji accusation flagrant délit la ou crime ñaari yooyu bu ci nekk su dee crime financier la wala flagrant délit la le mandat de dépôt est obligatoire pour la personne on me dira que c'est un député mais il appartient à l'Assemblée nationale dans un premier temps de donner l'autorisation que ñu arrêté waa ji entendre ko parce que député yi peuple bi moo leen moom bu li war a am amee mais je vois des députés yuy génn de partout pour protéger waa ji et ils nous parlent de présomption d'innocence mais présomption d'innocence bala ñu ni koy wax ñun waa ji nañ ko inculper d'abord kenn condamné gu ko donc présomption d'innocence bi fi mu nekk mooy que ni xamuñu moo def xamuñu deful kenn duñu ko yaa def mais nag
bu fekkente ne dañ ko accuser crime wala dañ ko accuser flagrant délit, le mandat de dépôt est obligatoire. dañ ko war a arrêter sur le champ pour enquêter, parce que pour ne pas brouiller les pistes de l'enquête sax normalement dañu war a arrêter waa ji. Donc déjà ñi ngi ŋàññi les limiers de la gendarmerie yi arrêté waa ji teguñu ko fenn. 2 libéré bi ñu ko libéré mu dem yoonam kenn xamul lu tax, parce que ko nga xam da nga ko jàpp ak ay faux billets muy un député du peuple. Assemblée nationale li mu war a def sur le champ mooy joxe def autorisation wu ñu téye waa ji, discerner un mandat de dépôt sur lui, ñu arrêté ko pour mën a def enquête bu sérieuse, instruire dossier bi. Su fekkente ne si waa ji il est coupable, mais on le condamne. S'il n'est pas coupable, on le relaxe. Quoi de plus simple? Thione Seck defe naa ni bénéficié wul woon ci loolu. Donc encore une fois suñu réew wax dëgg yàlla ni muy doxee lu yéeme la, lu doy waar la. mënuñu ci bañ a wax parce que Sénégal daf ñu intéressé. dañoo wax ni dañuy politique, dañoo wax ni dañoo bëgg Sénégal gu développé comme réew tubaab yi ni muy demee. Donc fànn yëpp lépp lu fa laal dinañ ci sànni suñu kàddu. Parfois il y a des gens qui nous taxent de wood buzz, je ne sais pas quoi. Dans les commentaires on les voit parfois, am na sax ñu la koy wax. Mais bon yaakaar nañu ni am na foo nga xamante ni si toll woon nañu fa bu fekkoonte ni buzz moo ñu taxoon a jóg boobu dinañ woon am buzz. Mais taluñu ko sax nag. li ñu bëgg mooy Sénégal gu am jàmm, li ñu bëgg mooy Sénégal gu développé, li ñu bëgg mooy Sénégal gu mel ni réew tubaab yi boo ko rombee muy naat. te dafa mën a nekk. Sénégal est un petit pays très riche en ressources naturelles, très riche en ressources humaines, parce que ay nit yu am xam-xamam fa nekk. mais dafa mel ni que dañuy jël ñi nga xamante ne xamuñu teg leen ci kanam ñuy wax, ñi nga xamante ni si boromi xam-xam lañu ñu mel ni dañ leen a noot gëmloo leen ni leen gor nga. waroo yëkkati sa kàddu, dañ lay saaga, dañ lay xaas ba tax kenn ñi mewut a wax ñu toog noppi. borom xam-xam yooyu nañu génn, nañu dugal seen loxo ci réew mi, nañu wax, nañu politique. Nous demandons vraiment à la justice de faire son travail sur le cas Bougazelli, parce que ay faux billets day daaneel économie réew. dafay daaneel économie réew. te bari na trop Sénégal, scandale yooyu bari na fa trop. Donc nañu jàppale jaarale mbir mi ci yoon, def une enquête sérieuse. Si le gars est coupable ñu arrêté ko te yar ko comme ni ñu ko doon defee ñeneen ñi. mënuñu ci jàpp ñi nga xamante ni ay politique dong lañu leen jàppee, kenn xamul lu ñu def lu palpable. ba pare ñi nga xamante ni ay délit financier la ñuy def ci seen wax sax, bis bu ñu génnee wax rek war nañ leen a arrêté ci wax jooju, ñu leen di bàyyi ñuy tourner nu mu leen neexee, di wax nu mu leen neexee, nekk ci seen liberté, di tasaare réew mi, di def yëfu banditisme, te kenn du leen tudd, kenn du leen arrêté. ay intouchable wërta am ci état dans un pays de droit. Donc loolu la ñu waxoon que ni dinañ ko indi tey sànni ci suñuy kàddu, di ñaan yàlla mu defal Sénégal képp jàmm, di ñaanal ñëpp jàmm, di leen sant, di leen gërëm, di jégglu ci kàddu yi ci lépp loo nga xamante ni si dëng na ci, di leen wax ba beneen yoon.